dàqum élection locale yi ba jëmi jamono loole nag tax na kuréelu gi boot opposition bi fippu nañ ne bu ñu sañoon ñu amal yooyu lay wote tànneefu ñu war a jiite gox yi ci njeextalu atum 2021 maanaam décembre 2021 ñaawlu nañuy tamit ñàkk càmbar fichier électoral bi da ngeen ci dégg leeral yi ci biir xibaar yi ñii di ay commerçant te féete ca marché Brag Ngelaw ak Mbabas ñoom itamit fippu nañu métitlu nañu bëgg a daanale seen marché googule gis ne daal anam yañ ko bëgg a defee moo jaarul ci yoon daa ngeen ci dégg leeral yi ci biir xibaar yi SAES di ab kuréelu syndicat gi boot jàngalekat yi ne ci daara yu kawe yi ñoom toogaanu ñaxtu la ñu tàmbalee ni ki démb grève nañu banque seen loxo ci diiru ko ñetti fan la leen metti mooy seen revendication maanaam seen ñaxtu ba léegi mot na at te ba tey saafara lañ ca gisagul daa ngeen ci dégg leeral yeeg xooxaan ndong ñaareelu xaaju xibaaru suba si dina ci bokk lu yéene kay xëye tey dañ leen ko jukkil mbokk yi bu nes ki see ma dikk ak yéen ci yàttalum xibaar yi. leen di nuyu ñëw fas yéene dooree xibaaru suba si ci lu ñeel wàllu politique ak lu jëm ci coowal élection locale yi kuréel gu ñu duppee Front de résistance nationale boot ku jég politique bi ne ñaawlu nañu sax yéexaay ga ci am yéex a càmbar maanaam fichier électoral bi ba ca des bëgg nañu yooyu le wote ñu amal ko fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru décembre 2021 dem ci teewlu Saliou Sarr mi yor seen kaddu àdduna ci micro yaay Adama Diallo. waxtaanu tey bi jëmul fenn lu dul ci mbiru élection yi nga xam ne ni muy date bi te boobaak léegi ñu tudd ko élection locale muy commune yeeg département yi nguuru Macky Sall nekk di ko reporté tey ñu ngi ci ñetti yoon ñeenti maanaam étape moo am tey ji avant ñuy dem élection bu ci jëkk bi mooy évaluation processus bi tàmbali na le 2 avril ñu gis ni lu mu bon bu nu gëstoo li nga xam ne nii moom mooy li évaluateurs yi proposé pour wax ni ni nar a defee seen liggéey ak temps bi nga xam ne nii moom la war a jël ñun gis nañ ni ñaari weer doy na ci sëkk mu des beneen ban xam nga boo defee audit def évaluation boobaak léegi ñu ngi doon waxtaan ci dialogue politique bi am na ay accords yoo xam ne nii dafa war changer code électoral bi ak code des collectivités territoriales ñu ni ñaata diir moo baax ñu ni comme boobaak léegi ñu ngi doon waxtaan te am na ay accords te administration bi dès que mu am accord moom dafay commencer liggéey ci code électoral code collectivité territoriale benn weer doy na pour ñu def revue code électoral boobu ak code des collectivités locales donc ñaari weer plus benn weer mu nekk ñett mu des ñaari étapes yi ñetteel bi mooy révision exceptionnelle nga xam ne nii dañu war ubbiwaat liste yi pour que xale yi nga xam ne ni am nañu at pour voter ñu mën a bindu nit ñi nga xam ne nii danoo faatu ñu war leen dindi ci liste yi nit ñi nga xam ne ni danoo changer adresse nit ñi nga xam ne ni ay militaire lañu woon te nekkatuñ simi nañu ñooñu ñépp ñu war leen defaraat maanaam ci liste électorale yi administration ci boppam ni ñaari weer doy na ci kon mu des ñeenteelu étape bi muy dépôt des listes kooku nag loi moom moo wax ni diggante 80 ba 85 jours danañu taxaw pour que Macky Sall organiser élection yi en décembre 2021 ngoog ci wàllub njënd ak njaay ñi di ay jaaykat féete ca marché Barak ak Ngelaw ba Mbabas ñoom itamit janoon nañu ak taskatu xibaar yi ngir wone seen ñàkk ànd ci ñu daaneel seen marché yooyu la joxoon nañ ca baaraamu tuuma meeru gox ya ne dañ leen caa fàtte ci waxtaan gàkk amuñu benn kéet guy firndeel ne war nañ faa jóge ñu tuxal leen feneen dañ ci teewlu leeral yi tukkee ci Fatuka. marché yi ñuy faral di toj ci réew mi ngi woy ba tey bile yoon nag marché yi di Mbabas Ngelaw ak bu Barak ñoom la ñu war a toj jaaykat yi féete ci yooyu les marché ñoom ñaawlu nañ lu ni mel ba noppi joxoñ baaraamu tuuma ñii di maire yi. ndax soo xoolee communes yi ñoom dañoo ñëw pour noot commerçant yi ndax lii ma leen di wax ni ñun c'était en 2005 ba léegi ñu ngi ci problème bi dañuy ñëw fekk nga investir sa alal yàgg ñu bëgg toj sa place suñu tojee sa place jaayaat la ko. même avant ñu def suñu site tax suñu maire pour laaj ko ba tey ji tontuwuñu. ñu jël entrepreneur boo xam ne kenn xamul fu mu jógee ñu indi ko foofu teg ko foofu entrepreneur bi am na droit jaay am na droit louer
yow mi nekk ci marché bi moom sa place amoo droit boobu. bu ñu sukkandikoo ci jaaykat yooyu le dafa am leneen lu nekk ci mbir yi loo xam ne ñoom waxuñu ko. du marché la fa bëgg a tabax parce que gis nañu ne que am na ay multinationales yu yëngu ci wàllu commerce dama bañ a tudd seen tur ñoom site bi da leen intéressé. donc wax ji yëpp loolu la. ba pare li ñu wax ci li ñuy tabaxaat dafa tey xel ndaxte nit ki boo nee da ngay toj marché tabaxaat ko nga ne da nga fay def ay bowling ay piscine ay terrain de foot ñun ñëpp xam nañ ne loolu du nekk ci marché. ñoom nag ñoo ngi sàkku ci kilifa diine yi ak njiitum réew mi ñu àddu ci mbir mi balaa jéeya di am ndax duñu nangu ku leen xañ seen teraanga. kilifa diine yi ñu jóg wax ci marché yi jot na bu leen xaar ba yëpp rajaxoo ngeen di soog di dox trop tard lay nekk. maire yi sonal nañ nit ñi. may ñu ma jàmm ak sal jógal wax ci lii sëriñ kilif diine jógale wax ci lii ngeen ñu may ñu jàmm bàyyi ñu suñu liggéey. ñu bëgg koo jël nag nasaxal suñu doole jaay ñu doole kooku duñ ko nangu. ci jamono yi njiitum réew mi di taxawal ay projet ngir xëyum doomu aadama yi ñeneen ñoo ngi ñàkk seeni xëy ci anam ñu teguwul ci yoon loolee tax na nag sénégalais yi gis ni dafay waroo ak bëgg-bëgg kii di président Macky Sall. mangoog ba tey amaguñu saafara ci seen ñaxtu mat na at kuréelu syndicat gu ñu du PSAS mi boot jàngalekat yi ne ci université maanaam jàngale mu kawe mi soobu nañu ci grève bu ñaxtu banque seen loxo lu ko dalee démb ci àllarba ji fas yéene ko wéyal ci diirug ñetti fan dañ ci teewlu xooxandong. kuréel bii di SAES di syndicat bi boot jàngalekat yi fare ci daara ji kawe ji soobu nañ ci alarba jile yemook fukki fan ak ñeent ci weerub avril atum 2021 ci ab grève ñetti fan décision gi ni mel nag tax ba étudiant ya fare ca UCAD jaaxle lool. suñu xol neexut ndax xel sa moo ko xalaat moo ko jàpput ndax gis nañu daaw lu fi jot a jàll mooy Covid 19 ñun duñu nangu gars yi sacrifié ñu ndax at mi métti na métti boo xam ne mënuñu toog benn at bu naroon am 9 mois ba léegi mënuñu jeex te professeurs yi toog naan dañuy grève ba di menacer leen loo xam ne baaxul si ñun étudiants yi. li ma jàpp mooy étudiants yi nekkuñ dara ci situation bi ñoom dañoo war a xool seen biir les professeurs ak état ñu jéem a régler problème bi bañ cee dugal étudiants yi. ñoom waa SAES nag àddune boo otuwul dinañ boycotté li nga xam ne moo di encadrement master yi ba tax nag xaar Diouf ne doxalin gi ni mel dëppoowut ak yoon. waruñu cibler master yi parce que master yi kese nekkuñu fi booy xool master yi lu ñuy compter sax parce que balaa ngaa dem master dañuy jaar sélection alors que fële da ngay jógee bac ñëw ngeen bëri niveau yi gën a bëri kon dañuy naan benn discrimination bu notoire la te ñun duñ ko nangu. pourquoi ñoom ñu ciblé étudiant master yi pourquoi bu ñuy décréter du ñu xeex pour ñëpp niveau yëpp ñu bokk ci yëpp. Béhangin Ayadi nag doon ab beneen ndongo addu rek di woo waa SAES ngir ñu amal ay waxtaan ak nguurum Sénégal. sans négociation dara mënu aboutir l'autorité mënoo wañ loxoom ndaxte bu xëccee nga xëcc du dem fenn population bi moo ci perdre te les enseignants seen doom ñoo ci nekk état bi tamit seen doom la ci nekk ñun lépp lu nga gis nañ ko teg ci table bi ñu waxtaanee ko mais manière bu ñu koy defee neexul kenn. ndongo yi leen nekk ca université Cheikh Anta Diop de Dakar ñu ngi sàkku ci nguurum Sénégal mu jël ay matuwaay ngir rek defal waa SAES seen càkkuteef bu ko defee rek ñu mën a jàng ci ay anam yu mucc ayib. njàng ci anam yu mucc ayib loole doon lu soxal ñi di ay étudiants féete ca faculté des sciences juridiques et politiques bu université Cheikh Anta Diop ne bëgg nañu ñuy saytu leen ci diiru ko ñeenti weer yoo xamante ne dañu matal seen njàng dañ ci teewlu Ibrahima Seck mayor seen kaddu àdduna ci micro Moussa Sène. Macky Sall ak Cheikh Omar Anne dañoo jóoloo ci kaddu dañu jóoloo ci kaddu mooy Macky Sall daa war oto Cheikh Omar Anne dañoo war mbaam li tax mooy Macky Sall mu génn wax ne nit ñi dañoo war a wax ci emploi jeunesse bi nañ dem jàngi nañ dem liggéey affaire yooyu noonu Cheikh Omar Anne génn moom keroog wala assesseur bi wala yeneen faculté yi wax ne dañuy suspendre master bi waaw kon léegi xanaa kon Macky Sall ak Omar Anne ñëwuñ wala kon Macky Sall Anne mu ngi lay yàqal bi mooy que tey jii nii ñun ay étudiant lañu jàng ba heure bi licence fac droit amul benn njariñ moo kër ñoo yam donc tey jii nii master 2 bi wala master 1 bi war a commencer pour dem liggéey donc ñun tey dañuy wax déedéet ci dañuy wax déedéet ci li nga xamante ne nii moom mooy décision bi nga xamante ne jël nañ koy wax ne dañuy suspendre master bi loolu mënul nekk te bu ñu ko suspendre suñuy rakk dañuy ñëw ëllëg fac droit dañuy war a jàng si kon ñun li ñu xeex donte conseil nañu ni waaye dafa conseil aussi ay nit ñu bëri mooy kon ne tey génération yi war a ñëw dañoo bëgg sélection master bi am ci nu mu gën a gaawee bu dul loolu tey jii nii ñun sax jàpp na ne wóoruñu ñun war nañ nekk comme wóoruñu parce que li ñuy laaj ñii daf ñoo soxal li ñuy laaj ñii dafa soxal dëkk bi yëpp
dafa soxla aussi suñu ay parents parce que ñun on nous a envoyé ñoo yónni te ñuy xaar tamit donc Macky Sall comme ni ngaa yónnee woon ci ñun nga ñuy xaar donc xaarandi boobu noonu waxal ak sa ministre Cheikh Oumar Anne Anne aussi na wax ak ñi nga xam ne nii ñoo war ak faculté yi réunion nañ suñu biir wax ne am na ay mbir yu ñu war a def li ci commencé mooy administration facturale yi ñu commencé ak ñoom wax na leen ne carrément su fekkee ne lii ni amul seen biir ñëw dinañ génne étudiants yi kenn du jàng te bu fekkee ministre bi dafa wax ne jàng moom factura du am tant que amuñ sélection master. ñii jàng nañu ba am seen lijaasa bawoo ci tamit école yoo xamante ñoo leen di doon tàggat ci wàllub napp gi ak seen lijaasa googu nag toog nañu ab diir te gisuñu ku leen wóolu ci fonction publique la ñu gis moo ne daal recrutement yi sax daanaka te deewul jaaxaanaay parloo da ca am ba tax na sàkku nañu ci nguur gi mu indi ci leeral dañ ci teewlu Malick Diouf mi jiite yooyu la étudiant ak seen i lijaasa kàddoom ci micro Théodore Semedo. secteur boo xamante ni dafa regrouper agriculture élevage ak pêche on a vu que secteur yooyu ñu ma tudd muy agriculture élevage ñoom ñoo gën a sax indépendant que secteur de la pêche dañuy xëy recruter lu tolloog 250 personnes si li nga xam ni moom mooy agriculture wala élevage tey lii di secteur de la pêche bu ñu jëlee gën ngaa bari 40 la ñuy jël te loolu je pense que ni tey lu tegul ci yoon la ñàkk a jox gëdd li nga xamante ni moo di secteur de la pêche te mooy secteur bi nga xam ne moo ëpp lu muy dugal xaalis lu toll ci 200 ak ñeent fukki milliards ci biir kopparu réew mi donc secteur boobu tey yaakaar naa jot na njiitu réew mi bàyyi ko xel li ñu bëgg nag mooy un recrutement en masse mu jël ñëpp ñi nga xamante ni formé nañ leen ñi nga xam ne am nañ diplôme ñu jël leen ñi ñu bëgg ñu financer leen ñu faciliter leen bañ financer leen. ma ngoog ci wàllu xibaar bëccëgu ñu jagleel lépp lu jëm ci wàllu aar yemook fukki fan ak juróom ci weeru avril muy musique ak tamit danse ak percussion bokk na ci ba léegi artistes ya ca yëngu gisaguñ ci seen bopp ne bu ñu sañoon daal nguur gi gën leen ca taxawu ndax atum ren ji dina xaw a tàq suuf lool dafa yemook Covid 19 beeg weeru koor gi dem ci teewlu Njàkke Mbay. tey jii fukki fan ak juróom ci avril di bés bi ñu jagleel aar muy occasion ngir saytu tolluwaayu aar ci suñu réew. jóg di commencé yeewu moom mën na def lu nekk mën nañ ko def ci salon yi mën nañ ko def lépp ni ko tubaab yi def te aar sénégalais liggéeyu loxo lañ ko defaree kenn liggéeyu ko à la machine c'est fait à la main liggéeyu loxo ak liggéeyu machine du benn. vraiment mënuma comprendre ñu am artisan yoo xam ne dañoo xarañ ba bëgg a dee état bi dafa war a tourner xool leen bu baax. le ministre de l'artisanat wax nañ ko waxtaan nañoo ak moom ci lu baree bari moom taxaw na temm pour dimbali ñu ci lool. aar di lu mbasu Covid 19 bi laal bu baax bu ñu sukkandikoo ci kàddu woykat bi di Alias Diallo. xam nga loolu dafa xaw a doy waar. 1 an nga tëj nit et pourtant wax naa ko yëpp ci Facebook parce que man j'étais le porte-parole de tous les artistes du Sénégal ma doon wax ci réseaux sociaux yi que la France ou les États-Unis wala Sénégal bokkul ñoom man lañu leen demal toog. mais dañ lay jox li ngay dund lu am nii yëpp je l'avais dit dans Facebook et pourtant yàlla jox na ma dëgg que corona les docteurs peuvent soigner mën nañ ko soigner mais la faim kenn mënu ko soigner boo xiifee tey nga dem hôpital dañu ne dama lekk waaw kon mënu xiifloo nit ñi nga toog un an liggéeyuñu yaa ñoo xam ne am nañu waaye lu ñu war a fay sa doom mu nekk école nga war a fay jàngam et sa jabar bu feebaree yow mii boo feebaree sa njaboot bu ñu feebaree loo leen dundalee yow mi daan am ba di maye de benna ngay ñëw di perdre sa dignité loolu baaxul parce que on a fait perdre la dignité à beaucoup d'artistes loolu moo ma metti mais nag kenn ku fi nekk yàlla moo fi nekk. yàlla kese moo fi. weeru koor donte mi ngi taxawal seen liggéey artistes yooyu di ci góorgóorlu di ci jàppalante. xam nga ñun ay doomu jullit lañu te doomu jullit moom ñun dañoo fonk koor weeru koor duñu tëgg duñu way duñ dem fenn lu dul toog noppalu 30 jours yàggul 11 mois boo ko dee yëngal. ba benn weer boobu ci yoon war nañu mën a muñ. musique yett peinture ak tëgg loolu di ay mbiru aar yu ràññeeku loolu ci suñu réew artistes yi nekk ci diggante ñaari mbir muy mbas mi ak weeru koor bi di ñaax seen naataangoo yi ngir ñiy gën a sóor lu bari ci seeni liggéey.
mangoog weeru koor googee sax tax nañu bari ci xale yu jigéen ñi soppi nañu seen collin daanaka yëre yu jot la ñu tàmbalee di sol ak yëre cosaan yi am ñu gis ne xëy na weeru koor gee ko sabab am ñu jàpp ne warta doon weeru koor dong jigéen da nga war a sol lu jot dañ ci teewlu reportage yu Ndeye Anta Dieng. ci weeru koor gi dañoo seetlu ab coppite ci solinu xale jigéen ñi Amina moom jàpp ne weer bi moo ko laaj naam day dellu na mu doon solo bu koor gi jeexee. bu fekkante ni da nga dëkk ci du sol lu bon ñu mu leer la ni li ngay sol baaxul bu weeru ko dikkee nga war ko mën a wormaal nga nëbb say cër tuuti sax ndax tey ji am na yenn solin yoo xamante ni boo ko solee boo génnee non seulement di nga tooñ sa bopp mais góor goo romb bu xelam nekkee di nga ko tooñ te tamit di nga yàq kooram donc mieux vaut weeru koor yàggul donte sax dañ cee war a dëkk mais nañ suturaal weer bi daal comme ni ko yàlla suturaalee. mu wute lool xalaat ab xale bu jigéen bi jàpp ne. parce que même su dul weeru koor sax dañuy sol ay yére yu normal donc soxlawul weeru koor bi di ñëw ngay changer di sol ay jàllaabe fii di mooy loolu daal jaru ko daal je trouve ku nekk daal da nga mel ni nga meloon rek après nga jox borom bi lu mu moom. Pape Bada moom jàpp ne soxna yi waruñoo sol lu yiw ci weeru koor bi rek bu ñu sukkandiku ci ay kàddoom jullit dafa war a yiw jamono ju ne. nga nekk natal waaw nga nekk comme musulman nga sol yére jot yu yiw loolu la ñu nawee jën quoi mais du sol yoo xam ne ku la gis di sil sa awra fu nekk foofu man rafetlu ma ko daal. mais du temps weeru koor nga war a sol yére yoo xam ne yére yiw la quoi da nga war a dëkk tout le temps waaw tout le temps man da nga war a sol yére yiw yu jot sa awra du génn fenn waaw at ba mu rombee rek ma xam ne sa awra daanaka dama gis sa lépp ah bu weeru koor dee nga mel sa bu koor ñëwee nga nekk di sol yére yiw bu koor passé nga delluwaat comme loolu daal waaw loolu man. bu ñeneen ñi jàppee ne weeru koor gi dañoo war a yiw ñenn ñi gis ne ab jullit bu jigéen saa su ne dafa war a yiw. mangoog ñu ngi koy jaajëfal mbokk yi ci noonu ñu jukkil leen xeetu yéenekaay yi fi yegg si tey ñu fas yéene ko door rek Walf Quotidien yéenekaay bi jiitu ca fajar ci noonu.